yi nga xam ne Sëriñ Touba da daa wër ci Touba di daw nit ñi saa bu ñu jaaxlee ba xamuñu nu ñu def day ñëw delloo si nit ñi wax leen ne kii leen fi dajale jékkiwul ba dajal leen fi door a seet nu mu leen di yore daa jekki ba xam nu mu leen di yore door leen a dajale fii yéen ñi yëngatu ci wàllu luy defar am réew sëriñ bi nee na ginnaaw bu mu leen gërëmee di rafetlu taxawaay bi ak yéene ji mi ngi leen di soññ ci ngeen gën a jege askan wi bu baax ngir gën a mën a xam li jiitu gën leen a soxlaa ci seen i bëgg-bëgg su ko defee lu ngeen ca man ngeen taxaw ko te def ko nee na itam ndaw yi ngeen di bëgg a dimbale ci wàllu liggéey yu jëm ci taxawal ay bërëbu liggéeyukaay ngeen tàggat leen bu baax ci nu ñu saytoo koppar yi ngeen leen war a jox ak yoon wi ñu jaar ba mu mën leen a amal njëriñ mi ngi dellu di leen soññuwaat itam ci ngeen gën a taxaw baykat yi ak sàmm yi ak mboolem liggéeykat yi suqali seenu réew mi ngi rafetlu bu baax nag ci wépp waxtaan wu mën a indi ak déggoo ak dal ci réew mi mi ngi sàkku itam ci askan wi ñuy matu jëpp jëf wala wax ju mën a indi fitna wala ak xàjjali ko ci biir réew mi ci biir loolu itam ñi ngi naqarlu bu baax a baax li nga xam ne xew na fa ngi ci ki nga xam ne rey nañ ko ndax de xam ne loolu bokk na ci liy taal fitna ci biirum réew tawal fitnatu ashaddu min al qatli kon sëriñ bi nee na mi ngi soññ njaboot gi yëpp ak taalib bi yëpp ak réew mépp kenn ku ci ne ñoo xam ne bu nguur gi góorgóorloo itam ci def wàllu sécurité ñoom ci seen wàllu bopp itam am nañ seen responsabilité kon kenn ku ci ne loo ci gisati ci loo xam ne xam nga ne lu mën a indi fitna jooju la na nga fexe ba leeru ko ba ñëpp ña ko war a saytu xam ko sëriñ bi wax na ne nañu moytandiku po mu bari mi ci réew mi ak yàqate alal yi ci loo xam ne du farata ngir xam ne kuy def loolu yow seytaane képp bokkub atte te innal mubazirina kaanu ixwaana shayatin wa kaana shaytaanu li rabbihi kafuran ginnaaw loolu nag bala ñoo jeexal ñu andi tuuti ci mbirum wasila ak tawassul ak jaayante la dale ci jamono yonente bi jaar ci saxaaba yi ba ci borom ñeenti ngir yi mosuñoo wuute ci loolu ci mujjug 1300 la menn mbooloo jóg wax ne wasila ak tawassul ci yonente bi ak gaa yu baax yi yàlla gërëm bokkul ci lislaam ndax bokkaale la mu teg ca ne barkeelu ci ñoom ak ziyaare leen jaamu xéram la ak ku kéefar loolu nag mi ngi juddee ci bëre bu ñu solal mbubum diine bu xewoon ci réewi arab yi ci penku waaye loolu di seeni xalaat dafa jur wuute gu xóot digganteem ak mbooloo mi gën a bari ci ulama ahli sunna ak chia bëri boobu nag moo law ak mbubum diine ba ci réew mi te kenn ku ne xam na ne bëri boobu ak yi mu nuroo ci tur bi baaxuwuñu ko ndax ñi sañ kiristaan bi seet dañoo gëmoon liggéeyal yàlla ak diine ji dara gënu cee kawe yaatu ak woo mbooloo mi gàntala wax ashhadu an la ilaha illallah ak woo mbooloo mi gàntala wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ñi nangoo wax loolu nag saa su ñu ko waxee tuub ay woy gëm lañ leen di jàppe leen ay julit ni ko suñu borom waxee ci alquran ne faqtulu musrikiina xaytu wajadtumuhum wa xusuuhum waxsuruhum fi in taabu wa aqaamu salaata wa aatawu zakaata fa xallu sabilahum inna allaha xafurun rahim kon ñoom mag ñi ndax xam ñoo xam ne benn wér boobu rek la yàlla dagaloon ci biir loolu ci def dañoo mos a gëm ne sariya ak xàjjale kenn mënu leen xàjjale ci islam ndax moom yàlla suñu borom moo wax ne huwa al awwal wal aaxiru wal zaahiru wal baatin wal aaxiru wal zaahiru wal baatin loolu moo war a Sëriñ Tuubaa wax ne fa waajibun alal ibaadi turra jamhuma likay yanaalu birra wasila ci làkku arab nag moo di lépp loo xam ne da nga koy jëfandikoo mbaa nga sukkandiku ca mbaa nga jaar sa ngir am li ngay wut mbaa yegg fa nga jëm mbaa xam li nga réere mbaa dàq li nga ragal mooy lépp looy dimbandikoo wala looy sukkandikoo ngir sa aajo faju loolu mën naa nekk jumtuwaay wala jëf joo jëf wala xalaat wala ay wax wala jëmmi nit ku baax koo yaakaar ci moom mayug yàlla ak ngërëmam nga jaar ci moom te mu may la looy sàkku wala mu musal la ci loo ragal wala mu baal la say bàkkaar wala mu fajal la say aajo borom xam-xam yi dañu ko def ñetti xaaj yoo xam ne juwoo nañ ci kon jërul guddal ak firi waaye fi juyoo gi nekk moo di tawassul ci jëmmi yonent bi ak lu mel ne barkeelu coom ak ziyaare rawdatum ba ak nit yàlla yi fi la juyoo
ndax am na ci koo xam ne da koo araamal ndax nee na képp kuy sàkku ci ñoom ñaan seen ginnaaw wala shafaa wala ak ñaanam wala siyaara seen bàmmeel yaa ngi bokkaale bi gën a rëy ci xeeti bokkaale yi te sunu borom dafa wax ne it tënk ko lool ndax dafa diggante sëriñ bi ak waxtu te delloo ko ci sunna rek abridoo bis salaati fa inna siddata al harri min fayhi jahannam yàlla suñ boom dafa wax ne yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha wabtaqu ilayhi al wasila wa jaahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ulama tafsir yi nee nañu baatu wasila ci aaya bii nu wax daa matale mboolem xeeti tawassul ak jëf ju baax joo xam ne mën naa tax jaam bi jege boroom am na boroom xam-xam bu màgg bu ñuy wax docteur Jawda nee na baatu wasila bi yàlla jëfandikoo ci aay bi ëmbaale na xeetu jaamu yàlla yépp ak mboolem jëf ju baax lu mel ne siyaare gaa yu baax yi ak tawassul ci ñoom ci seen wàccuwaay ak seen war ma ji leen yàlla may ulaa'ika llaziina yad'uuna yabtaxuuna ilaa rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrabu aay bi li muy firi mooy yéefar yi nga xam ne dañoo daa jaamu ab yonente ak malaayika mooy leen ñooñu ngeen di jaamu ñoom dañuy wut wasiila ci ñi leen gën a kawe ngir ñu yeggale leen ci yàlla loolu nag su amee kon lu waral ngeen di jàppe yàlla ñu wax ne maanaam loolu ëmbaali ne tawasul ci gaa yu baax yi ngir jege yàlla te ku ko firee noonu mënu ko wutal firnde wala dalil te jamono yonente bi am na firnde ju wér ne tawasul daan am jëkk ñu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bani nadir lu jiitu lislaam suñu daa ñaan seen aajo daanañu tawasul ci jëmmi yonente yàlla muhammad waaye bi ko yàlla yónnee ngir mu woote diine lislaam la ñu bàyyi tawasul ci moom ngir rëy ak wedd gu ñu ko wedd
moom la sunu borom di nettali ci alxuraan di wax ne walamma jaahum kitaabun min indillahi musaddiqun lima mahum wa kaanu min qablu yastaftihuuna ala lasina kafaru falamma jaahum ma arafu kafaru bihi fa laanatullahi ala kafirin. bokk na ci nit ñi daa tawasul ci jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma inna nastansiruka bi haqqi nabiyi l ummiyi illa nasartana. te la ko jëkk sayyidina Adama alayhi salaam tawassul na ci jëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. sayyidina Umar ibnul Xataab wax na ne Adama ba mu defee bakkaar ci àjjana ba mu bëggee tuub daa wax suñu borom ne ko yaa rabbi asaluka bi haqqi Muhammad lima gafarta lii. bi suñu borom laajee Adama foo xamee turu Muhammad mu ne ko bi nga ma sàkkee bawal ci man sa ruux dama téen bi ma téenee laa gis nga bind ci kenoy aras laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ci laa xamee ne Muhammad nga gën a bëgg ci mboolem loo sàkk. suñu borom waxaat ci mbirum tawasul ne ci jëmbi yonente bi ak sàkku ak wàllu ak njégal jaar la ko ci moom wala wannahum id zalamu anfusahum jaa'uuka fastaxfirullah wastaxfara lahum rasul la wajadullaha tawwaban rahiman. moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne qul qadamaahu fawqa kulli raqaba minhu staaru lxurru kulla man xaba. Seydina Ousmane ki silmaxa woon dikki ci yonente bi ci tawassul la ay bëtam gise allahuma asaluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyika nabiyi rahma ya muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika fi xaajati haasi fa taqdiha lii. yonente bi ak awliyaaw yi ak way taxee suñu faatoo seen ruur day am doole malaayika ak seen kattan ak seen xam-xam ak seen man-man ci barsax day gën a yaatoo ndax dañuy xam lu ñu xamuloon di dégg lu ñu mënuloon di dégg dem na ba man lu ñu mënutoon ci àdduna. moo tax suñu borom di wax ne inna lahu indana la sulfa wa husna ba abi fa hal wajadtum ma waada rabbukum xaqan. ndax fekk ngeen ci seen bàmmeel la leen yàlla digoon am ñu ko laaj ci saxaaba yi ne ko yi mu àndoon ne ko atad'uuna amwaatan ndax da ngay wax ak ñu faatu mu ne leen ma antum bi asmaa minhum walakin la yujiboon. mu ne ko ñoo leen dàq dégg waaye yéen mënu leen dégg seen wax. boo xoolee Seydina Yaqub bi mu barkeeloo ci mbubum doomu Yusuf ngir ay gisam dellu siwaat isabu bi xamisi haasa falquhu ala wajhi abiyaati basiran waatuni bi ahlikum ajmain. lii nag su ngeen gisee nu di ko leeral jubluwunu ci atte ku amee dëgg ak ku amul dëgg ndax loolu yàlla rek ko jagoo innamal a'maalu binniyaati. waaye woote ci diine nag su juree werante ak féewaloo ak tuumaalante kéefar wala bokkaale wala ab xeex am na leneen lu ca laxasu lu bokk ci diine ji. su boobaa nag l'islam day doon l'islam du jaxasoo idéologie. islam nag saa su jaxasoo idéologie faw mu jur xeexoo ak boddi côté te loolu dëgganul diggante jullit ak moroom. loolu moo waral bi islam yegsee ci réew mi ànd ak lu bari loo xam ne bokku ca mag ñi dañoo seet la ciy diine kese ak yàlla ñu jël ko delloo la ca laxasu te bokku ca di digle lu baax ak a tere lu bon. noonu lañu fi nekk woon tàggat ci njaboot gi ba seen mission mat ndax ñoom dañoo teel a xam ne benn bër rek la yàlla dagal na ci diine ji mooy diggante jullit ak ci wedd yàlla te gëmul ëllëg te bëri boobu yàlla suñu boobu daa santaane nu rafetal ko wa jaadilhum billati hiya ahsan. kon nag nanu rafetal bu baax. ma jeexale nag ci liggéey bi Serigne Touba doon liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam li mu jaayantoon diggam ak boroom natt yu ko ci suñu borom teg nga xam ne ci histoire mësi su koo dégg ak may yi mu ko defal nga xam ne mësi su koo dégg. dëkkam bii di Touba bi mu fi wàccee dafa jële engagement yu rëy diggam ak boroom mu daj fi ay natt yoo xam ne nit attanu ko wax na lu génn ko daj na ko te am na ci yoo xam ne du ko tudd ndax ay teggeen diggam ak boroom. mu taalif Matlabul Fawzayni wax ci ni mu bëggee Tuubaa mel ni wax ci itam ni ko sunu borom xamal ni mu nar a mel ëllëg. chakartuhu li annahu qad saaxani li watanan bihi nafa ma aqani nasatu tuubal yawma dayfan yaa karim lakka fa akrimni ikraman yadum. waxaat ne sunu borom teral na ma ci sama barab bii ak sama dëkk bii. karramani fi mawdihi wa baladi mukarrimun bil amni safa xaladi akramani rahmanu ikraman kafa kulliyati durra wa faydi wa kafa nawaytu an ubaayi'a al yawma rasul alayhi salli li hab bihi qabul baayatuhu ala ibadatin laka summa ala xidmatihi li wajhika. mu dellu wax ne yàlla sun borom jiital na ko ci mboolem ñiy liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xaddamani llahu ala alxudaami
bil mustafa al musabit al aqdaami mu xam la itam suñu borom boole na ko ci mboolem ahlu badrin te muy loo xam ne ku ne xam ne lu faat la qaddamani qudum man qad jaa'u bi bushari xuqiqa rajaaw damat niyal amdaahu wa tawxiidu li jundi muhsin man lahu juhuudu yàlla sunu borom ba saxaaba yi jaayante joxe seen bakkan moo tax mu wax leen ne fa yaqtuluuna wa yuqtuluuna ak laqad radiyallahu anil mu'miniina iz yubaayi'uunaka tahta shajarati loolu moo waral li mu jaayanteeg boromam te fas ko yéene sottal moo ko yóbbee li mu daj lépp ci ay fitna te wal fitnatu ashaddu min al-qatli mu bàyyee boppam ak ci noonu fu leen neex jëme ko fa mu wéccee ni cundum te du ko mettitlu du ko jàmbat te kenn wettiliwu ko ca fanweeri at ak ñett ba ni mu ñibbi sa Tuubaa mbooleem lu neex ci bakkan mu jaayante ko du ko jëfandikoo waral ci boppam fanweeri yëf ak ñett yoo xam ne wóoru ko noonu la ko defee itam ci mbooleem li mu taalif warul na ci loo xam ne enrot gàllu ko lahul tazamtu maa alayya yalzamu wa raada li luzumu maa la yalzamu bokk na ci li ko suñu borom may ba ñu ko yóbbee sànke ko suñu borom defal ko ba mu mel ne fi mu jóge fa man yulqini fi lbahri rawman li xurbati fa lii min ilahi rawdu fi kulli ayla bi li jaad rabbi bin manasili lada taarubi mutayiban lil xalada inni jaaltuha hadaya li shihab radiya anhum man xamani xansaab mboolem kër ya suñu borom bindaloon noonu ya ci àjjana bu ñu jaamoon yàlla suñu borom may ko mu joxaat ko addiyee sahabatu rasul walbati ko suñu borom joxaat ko lu ko ëpp mu fàggul ko teel bi boppam ndax neen xam na yàlla suñu borom du jeexal tàkk te noonam yi ñu ko booleel ci li mu jaayante du soñ a xam fu ñu ko jëme ak natt yu ñu koy teg te kenn du ko ci dimbale lépp moo ko yanul boppam astaxlisu li nafsi te jëkk muy dem ci géej gi Serigne Saliou Mbacke wax na ne bu ñu taalif Matlabul Fawzayni dafa am gaynde gu doon dàq njaay àll ba agsi ci sëriñ bi njaay àll ga làqatu ci sëriñ bi gaynde ga taxaw lu yàgg dem bàyyi ko te sëriñ bi raf sax defu ko koo xam ne nag rabi àll yàlla ñoo la rus asama doomu adama te rasulullahi ci boppam moo sàkku ci sunu borom ne ko na nekk xaadimu rasul di jëwriñam raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadimuhu wa abdullahi moo wax ne sama deret ak samay taalibe ak sama njaboot lépp def naa ko muy ak njotu ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dami wa ahli wa awlaadil fidaau lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada mu dellu wax ne ba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dellu si waatoon ab li xam la koy lalal ba gën dég du ko jam xaddi wiqaayatun li rijlil mustafa an shawkatin wa xayatin wa aqraba loolu moo waral mu àgg ak sunu borom foo xam ne ñàkk jaamu yàlla ak ñàkk koo topp li mu jural mbindee fi mooy tabbi safara ak alku naka noonu féewaloo ak Cheikhul Xadim ci tayef loolu yi rekk la jur te moo ko bind wax ne siiqal la siina tarakul ibada li naari man lam yuti abada li man lahu kulliyati ibada hamdi wa man xaalafa ni abada sunu borom tàggatal ko xooli mboolem ñi nar a taxe ñu jublu si ko qulubu jumlati la siina aflahu li yatawajjahat wa rabbil muslimu doomu aadama ju nekk nag ñaaroo ko seq xelam ak xolam bu ñu baaxee léppam baax moom sëriñ bi mu wax ne lëndëmee xeli ñu ko sopp sunu borom far na ko ba mu set àgg naag borom foo xam ne mboolem lu baax loo xam ne gaa yu baax yi ñu ngay gaawantu di ko wuti loolaa gaaw di wuti sëriñ bi teg ca ne yàlla lu nekk mën na ko ilayya baadara la si yu baadiru lahul kiram wa ilahi qaadiru wax na ne ñii tudde ay waliyu ak i borom xam-xam la ñu daw di ko wut loolaay daw di dugg ci sama biir taalif yi moo xam wesar la wala way la farra li nasmi wali nasri kullu ma farra ilayhi lawliya wal ulama nee na sunu borom moo ko wullil xoli mboolem mbindee fi ak seen yaram nee na itam moo ko tàggatal ñi ñu tuddi ay boor ak réew yi ci àdduna yëpp indil ko la fay jariñ alaana lil quluba wal abdaana man xaadali fii baladil buddaana layyana lil quluba wal abdaana man raada lil muluka wal awtaana loolu moo tax bindee fi ni ñuy wuysee wooteem bii di màggat gi ci sunu jataay bi jëmbal na ko jëmbal na leen ci firndeel liy firndeel loolu sëriñ bi wax sëriñ Tuubaa nag waxuñu lu araam mbaa lu ñu sib mbaa sax ay neen waaye bëgg woon boroom la mu ko jaral ak fa mu ko àgg tax na mu jël lu bari lool ci yi nga xam ne dafa dagan ci doomu aadama mu jaayante ko ak boroom ne dootu ko jëfandikoo faaraxtu jumlatal minal mubaahi liman kafaani zawi nubaahi baayaatu bay alaj ma addami li wacci man ufdi lahu umuri nabastu kax wal ali qad qaadali badala wali li wajjuhu ma tasko bihi lxidamu nabastu fii deksasin maa laa ubayinuhu
ka annahu baadama qad bi'duhu adam mu dun rasulullahi ci yéeni ñëpp jàmm lam yanhu xalbi maa yaduru muslima mustaghniyan an kulli man lam muslima moo tax képp ko yaakaar Sëriñ Tuubaa waroo ko fayul waroo ko xeexal di sàkkoon mbindeef yëpp yërmaande ci boromam yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jami al wara yaa haadiyan rada doonan xaar baaxee ci bëgg yonente ba sallallahu alayhi wa sallam waxtu wu ne mi ngi julli ci moom ak jébbal ko léppam nee na itam bayitu yu bashirukal baax yi bi xatti karamatan wen kuntun an ardil madinati zana yi mi ngi ko def ci benn ci duni ci géej gi digganteem ak ndakaaru mi ngi toll ne ndakaaru ak ndar nee na ba moo ca tuddee ardul madinati ci sansa la yàlla def ñu di ko jàng ca xabru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suba ak ngoon li nga xam ne fàggal na ko bépp taalibe bu ko liggéey mooy barke bu ànd xéewal bu tax nga fàtte li nga doon sonn li nga ko doon sonn ci coono boo ma sonn sonn ak lépp loo ma sonn jànkoonte ci liggéeyal ko nee na liggéeyal ko mooy tax am barke ndax nee na barke ku ko bëgg da nga koy jënd li ñu koy jënde mooy dëppoo ko xuruful baraka nee na baagi mooy lépp luy bàyyi lépp luy caaxaan ci sahir ak ci baatin yu sahiri mooy di def lépp lu amul solo ci say cër yu baatin mooy di xalaat lu baaxul ci sa xol raagi mooy rafoon immati ilal aliyil ala te mooy kaweel sa yitte ci yàlla te bañ a geestu la neen lu dul moom kaaf gi mooy kasbul xuyóori niyatan wa xawlan wa fi'lan te mooy di fàgg aw yiw di wax di ko jëfe taagi mooy attawbatu nasu te mooy tuub gu sell ci mboolem ayib yi nga xam ci sabab ak yi nga xamul te yàlla xam ko ci yow mu leer la ne boo jëfoon lu toll ne asamaan ak suuf ci lu baax lu tax nga def ab fukkeel ci li nga war sa digg sa borom wa ma qadarullah xaqa qadrihi haaji mooy al hadiyatu lati tatawalladu minha al hidaya te mooy hadiya moo lay jural nu jub nu ñëpp moo lay womat xëcc ñu ba dugal ñu aljannata lati mooy dal mu taxuna nee na nag barke deesu ko able deesu ko maye deesu ko saraxe ak njëg rek ko maye moo tax sëriñ bi wax ne barakatan bi nayli xayri nicma tunsil muridina ana al xidma moo tax boo ko amee dana la fàttale mboolam loo ma sa jëf ci lu baax ak mboolam coono boo ma sa daj bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha naimun muqimun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf Mbàkke xol yi sedd na guy xel yi dal na nañu tàllal sëriñ bi ñaan jërëjëf Cheikh Mamadou Bachir nañu tàllal sëriñ bi ñaan na ñëpp yegg suuf ñu tàllal sëriñ bi ñaan amin Mbàkke amin Mbàkke amin Mbàkke bu ñu paree ñu may yoon wi nañu toog ba sëriñ bi génn nañu toog ba sëriñ bi génn amin Mbàkke la ilaha illallah xol yi sedd na xel yi dal na Cheikh Mamadou Bachir jërëjëf waaw nañu may sëriñ bi mu génn nañu defar yoon wi sëriñ bi génn salaatu allazi fi kulli sayrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sayrin bi kawni salaama min kulli ma yanjul malaama Daaru Salaam Daaru Salaam Daaru Salaam Tuuba Daaru Minam daaniyal lazi kafal xutuba ilaa diyoori samxiyatuba askruhu إن ساح بعد السلام
سكرا يقين يا أسن الملام رجعت بها منه وهو سلمنا طيب نفسي بفرار وسنن إرداه جل كما خجادا ليبيع وخربتي خجادا لله ربي علي كوني عبدا له يخدم خير الكون سلمني بكونه سلاما من كل ما ينجور للملاما سلمني بكونه سلاما من كل ما ينجور للملاما لولا توبا 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 لولا توبا سكورا تابا الله يعتفي بي خطابا إنساه جل وفي اللسين طيب نفسي وهو ذو الكونين من خطابي إلي ذاكرا في شهر مولدي نبي ذاكرا تيبت يا مولاي في ترابي نفسي فبحجاب المنى ترابي وجهي بكل يوم يا وهاب يا من له إياب والثواب إجابة تجلب الهدايا ممن يحب ومن هدايا ديور يجعل يا كريم جنة عن اللهين وديار الجنة اجعل صلاة متى تدوم يا سلام لي ولي هيا في دار السلام اجعل صلاة متى تدوم يا سلام لي سلام ربي بها من الورى ما لا يهاب يا خير من ربى وخير من غاب إلا يسبها وفي تبايا فوق الذي يسود من رحبايا لعابتي ربي خير عافية وجعل حياتي حياة سافية مد حياتي بفرود وسنن لجنة النعيم في الدار من نجي حياتي من ممات والكدر واجعل إسعادي ما مدى بالخدر نجيتني من الممات والإسعاد فاجعل إسعادي كل آخر تشاد نجيتني من الممات والإسعاد فاجعل إسعادي كل آخر تشاد الله خير محمد وباخي سبحانه سكن في الوباخ ونحن في كناف المنيم من كل شهر وسلسليخ مستمسكين بالخياس أحمدا خير الأنام منتهى ومبتدا من حالها في زمن الوباخ في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي
في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر. Bonjour. Lundi, mercredi sur Sen TV. asalaamaaleykum mbokk yi seen wérgu yaram mooy seen rendez-vous santé ci Sen TV muy rendez-vous boo xamante ni dana ñëw ci tawat yi. hépatite C nag dafay am ci ñaari forme toujours muy forme aiguë bi ak forme chronique bi dana ñëw ci diabète dana ñëw ci hypertension dana ñëw ci ulcère dana ñëw ci infection yi dana ñëw ci néew doole yi néewal doole donc muy rendez-vous boo xamante ni dana ñëwit ci lekk yi. seen wérgu yaram daal muy amee fii Sen TV. Lundi, mercredi sur Sen TV. wala nga jot xaalis ak joni joni wala nga utiliser seen Wave wala nga utiliser seen carte bancaire su ngeen bëggee joni joni tànn leen jox leen 1 million fii ba le 31 décembre waaw waaw bokk leen ci 50 millionnaires yi joni joni fas yéene amal fii ba le 31 décembre yamul foofu ndax semaine bu nekk daañu tànn 5 keese yi gën a xarañ neexal leen ndaw fin d'année bu nar a neex ak joni joni 1 million bés bu nekk xalaas ci semaine ak màggal bi joni joni jagle na leen 25% remise saa bu ngeen yónnee xaalis fii ba le 20 novembre rax ca dolli bés bu nekk daañu tànn juróomi nit jox leen yóbbaluk màggal ñaar fukki junni joni ñu leen di ñaanal màggaluk jàmm ak salaam. joni soxla su teew moo ci gaaw. Offrez plus à votre bébé avec les couches Kalinex. Et oui, Kalinex finance les études de vos enfants dès leur naissance. Jusqu'au 31 décembre, achetez les couches Kalinex, découpez 3 logos Kalinex, mettez le tout dans une enveloppe et envoyez à BP 2603 Dakar RP. Donnez la chance à votre bébé de bénéficier gratuitement de la prise en charge de sa scolarité, de la maternelle au primaire. Chaque mois, Kalinex choisit 2 bébés et finance leurs études. Service client 33 864 17 88. Kalinex, la douceur d'une maman. Joni yombalal na leen fay seen abonnement TNT waaw dem leen ci suñu 12000 points Joni yi nekk ci biir Sénégal fay seen abonnement TNT wala ngeen jëfandikoo seen application vite fait pour mën a fay seen abonnement TNT. vite fait c'est bien fait lii mooy kalpe bi wóor. asalaamaaleykum sëñ bi jaay ma la tribune waaye man tamit benn tribune laa bëggoon sëñ bi benn fi des mais sa waay kii man maa ko jiitu non du question jiitu def leen nànk tribune boo ko bëggee da ngay teel a jóg ndax tribune lépp lu ñuy soxla lu ne mi ngi si biir actualité mi ngi nii sport mi ngi nii koom-koom bi mi ngi si yow la moo la soxal man sport bi lamb ji moo ma ñor yow la moo la soxal xam nga ñun étudiants yëpp parti économique ak politique moo ñu si gën a soxal moo tax saa yu ma xëyee fajar damay ut tribune mu nga léegi nag tribune bàyyi nii yor nga fukki dërëm sëñ bi yor naa fukki dërëm yor nga fukki dërëm sëñ bi maa ngi fukki dërëm joxe ma 100 francs ma séddale leen ko La Tribune, soyez les premiers informés. صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي ظفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر. Bonjour et bienvenue à Tribune Presse. Et aujourd'hui, nous recevons le professeur Fallou Gueye. Fallou Gueye, vous êtes enseignant-chercheur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous, Serigne Saliou Samb, journaliste formateur, docteur en sciences politiques. Serigne Saliou Samb qui est un confrère et qui fait partie des confrères, qui nous encourage à retourner à l'école pour aller au-delà de nos capacités. Et c'est intéressant et c'est important de le remercier par rapport à ça et de l'encourager dans cette nouvelle dynamique de formateur et docteur en sciences politiques. Alors, l'actualité, c'est le Magal de Touba. Et aujourd'hui, le Magal de Touba, je me tourne du côté du professeur Fallou Gueye, au-delà d'une fête religieuse, une grande fête religieuse, certains vont même jusqu'à dire que
c'est l'une des plus grandes fêtes religieuses d'Afrique. Au-delà d'une fête religieuse, si on pouvait parler d'un côté symbolique, y aurait-il matière à débat à votre avis? Oui, assalamu alaikum pour commencer. Et merci pour l'invitation, M. Fabrice, et aussi merci à M. Serigne Saliou Samb. Évoquer le Magal, ça nous donne beaucoup de souvenirs. Un souvenir particulier parce que ça parle de Cheikh Al-Khadim, Cheikh Ahmadou Bamba, qui a un résistant musulman qui s'est fait avec les colonisateurs. Et c'était pendant plus de 33 ans de privation de liberté, 33 ans de dur labeur pour nous sauver. Il l'a bien dit dans ses poèmes. Quand il retournait, il disait symboliquement faites de mon retour le symbole de mon retour, ce qui va sauver mes populations. Il n'a pas juste désigné une portion de la population sénégalaise, mais l'ensemble de la Oumma islamique. Donc le Magal de Touba, oui, un symbole de grâce, un symbole de rappel d'un dur labeur qui a généré ce que nous savourons tous aujourd'hui, c'est-à-dire cette liberté dans l'islam, cette particularité de Serigne Touba, c'est-à-dire vivre sa religion et tout en ne pas perdre sa force culturelle, parce que chaque peuple a sa propre culture. Nous vivons dans notre culture tout en gardant notre propre religion qui est celle révélée par Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Absolument. Alors, Serigne Saliou Samb, c'est vrai, il y a l'héritage de Serigne Touba. On en parle souvent. C'est-à-dire le combat pour la liberté, le combat pour l'islam, l'expansion de l'islam. Sur ce point, est-ce qu'on peut dire que l'héritage de Serigne Touba est bien assuré? Fabrice, merci de l'invitation et merci également à mon aîné, le professeur Fallou, qui vient de développer avec pertinence une partie de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Pour répondre à votre question, on peut dire sans risque de se tromper que le legs de Khadim Moustapha se trouve entre de bonnes mains. Pourquoi je l'affirme? Fabrice, il faut retourner un peu au jour où Serigne Touba a quitté ce bas monde, après avoir réalisé son sacerdoce, après avoir rempli sa mission, qui consistait à être esclave de Dieu et serviteur du prophète Mohammed, et par-delà, donc, guider la Oumma et même faire bénéficier de tout ce que Dieu lui a donné à toute l'humanité. Fabrice, n'oublions pas que quand Serigne Touba a rejoint le ciel, il n'y a pas eu de vide. Automatiquement après, son fils aîné, Serigne Mouhamadou Moustapha, a été un digne héritier. Dans un contexte très difficile, il a réussi à réunir la famille de Khadim Rassoul. Il est parvenu à entamer les chantiers qui étaient chers à ce et le fait de ramener sa sainteté à Touba. De réunir encore les chers qui étaient autour de lui. Donc, la bataille que Serigne Moustapha a menée, qui a consisté à préserver le legs, à faire en sorte qu'il soit intact et qu'il soit capable de le transmettre à ses frères, comme le Serigne Fallou, Serigne Abdoulahad, Serigne Abdou Khadir, Serigne Saliou, jusqu'à l'ère des petits-fils. Aujourd'hui, en réalité, il n'y a jamais eu de rupture entre Serigne Touba et Serigne Sidi Mokhtar en passant par les fils. Pourquoi? Parce que son enseignement, sa philosophie, reposait sur l'enseignement du Coran, la sunna du prophète Mohammed, le service rendu au-delà des musulmans, au-delà des mourides à toute l'humanité. Parce que souvent les gens se focalisent sur le départ en exil, certes, qui est un acte fondateur. Mais il faut regarder Serigne Touba avant l'exil et même Serigne Touba après l'exil. En réalité, il n'y a presque jamais eu de rupture entre les deux ou bien les trois personnalités, si je peux m'exprimer ainsi. Regardez ses œuvres fondatrices comme Massalikul Jinan. Dès le début, il a posé un défi en disant, par exemple, enfin, je traduis mal, la noirceur de la peau ne signifie pas l'arriération. Dans un contexte où la mission civilisatrice de l'Occident considérait les Noirs comme étant moins que rien, Serigne Touba est venu dire aux Noirs, écoutez, la noirceur de la peau ne signifie pas l'arriération. 1. 2. Il a posé un pied de nez aux colonisateurs et à tous ceux qui cherchent à diviser l'islam en disant, chaque virde, qu'elle soit de Cheikh Ahmed Tidiane, Abdul Qadir Jilani ou d'autres, mène vers Dieu. Donc, lui, dès le début, il a été écuménique. Et il a couronné le tout en disant, Fala tu'adu, man ra'aytum fa yukhriju la ilaha illallah. Ne prenez pas comme ennemi. am nañ seen responsabilité kon kenn ku ci ne loo ci gisati ci loo xam ne xam nga ne lu mën indi fitna jooju la
na nga fexe ba leeral ko ba ñëpp ña ko war a saytu xam ko. sëriñ bi wax na ne nañu moytandiku po mu bari mi ci réew mi ak yàqate alal ci loo xam ne du farata ngir xam ne kuy def loolu yow seytaane képp bokkub atte te innal mubazirina kaanu ixwaana shayatin wa kaana shaytaanu li rabbihi kafuran. ginnaaw loolu nag bala ñoo jeexal ñu andi tuuti ci mbirum wasila ak tawassul ak jaayante la dale ci jamono yonente bi jaar ci saxaaba yi ba ci borom ñeenti ngir yi mosuñoo wuute ci loolu. ci mujjug 1300 la mel mbooloo jóg wax ne wasila ak tawassul ci yonente bi ak gaa yu baax yi yàlla gërëm bokkul ci lislaam ndax bokkaale la mu teg ci ne barkeelu ci ñoom ak ziyaare leen jaamu xéram la ak ku kéefar. loolu nag mi ngi juddee ci bëre bu ñu solal mbubum diine bu xewoon ci réewi arab yi ci penku waaye loolu di seeni xalaat dafa jur wuute gu xóot digganteem ak mbooloo mi gën a bari ci ulama ahli sunna ak chia bëri boobu nag moo law ak mbubum diine ba ci réew mi te kenn ku ne xam na ne bëri boobu ak yi mu nuroo ci tur bi baaxuwuñu ko ndax ñi sanc lislaam bi Sénégal dañoo gëmoon liggéeyal yàlla ak diine ji dara gënu cee kawe yaatu ak woo mbooloo mi gànta la wax ashhadu an la ilaha illallah ak woo mbooloo mi gànta la wax ashhadu an la ilaha illallah wa yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa da daa wër ci Tuubaa di daw nit ñi saa bu ñu jaaxlee ba xamuñu nu ñu def day ñëw delloo si nit ñi wax leen ne kii leen fi dajale jékkiwul ba dajal leen fi door a seen nu mu leen di yore daa jekki ba xam nu mu leen di yore door leen a dajale fii yéen ñi yëngatu ci wàllu luy defar am réew sëriñ bi nee na ginnaaw bu mu leen gërëmee di rafetlu taxawaay bi ak yéene ji mi ngi leen di soññ ci ngeen gën a jege askan wi bu baax ngir gën a mën a xam li jiitu gën leen a soxlaa ci seen i bëgg-bëgg su ko defee lu ngeen ca man ngeen taxaw ko te def ko nee na itam ndaw yi ngeen di bëgg a dimbale ci wàllu liggéey yu jëm ci taxawal ay bërëbu liggéeyukaay ngeen tàggat leen bu baax ci nu ñu saytoo koppar yi ngeen leen war a jox ak yoon wi ñu jaar ba mu mën leen a amal njëriñ mi ngi dellu di leen soññuwaat itam ci ngeen gën a taxaw baykat yi ak sàmm yi ak mboolem liggéeykat yi suqali seenu réew mi ngi rafetlu bu baax nag ci wépp waxtaan wu mën a indi ak déggoo ak dal ci réew mi mi ngi sàkku itam ci askan wi ñuy matu jëpp jëf wala wax ju mën a indi fitna wala ak xàjjale ko ci biir réew mi ci biir loolu itam ñi ngi naqarlu bu baax a baax li nga xam ne xew na fan yi ci ki nga xam ne rey nañ ko ndax de xam ne loolu bokk na ci liy taal fitna ci biirum réew tawal fitnatu ashadu min al qatli kon sëriñ bi nee na mi ngi soññ njaboot gi yëpp ak taalib bi yëpp ak réew mépp kenn ku ci ne ñoo xam ne bu nguur gi góorgóorloo itam ci def wàllu sécurité ñoom ci seen wàllu bopp tënk ko lool ndax dafa diggante sëriñ bi ak waxtaan te delloo ko ci sunna rek abridoo bis salaati fa inna siddatal xarri min fayhi jahannam da koo araamal ndax nee na képp kuy sàkku ci ñoom ñaan seen ginnaaw wala shafaa
wala ak ñaanam wala siyaara seen bàmmeel yaa ngi bokkaale bi gën a rëy ci xeeti bokkaale yi te sunu borom dafa wax ne it ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ñi nangoo wax loolu nag saa su ñu ko waxee tuub ay woy gëm lañ leen di jàppe leen ay julit ni ko suñu borom waxee ci alquran ne faqtulu musrikiina xaytu wajadtumuhum wa xusuuhum waxsuruhum fi in taabu wa aqaamu salaata wa aatawu zakaata fa xallu sabilahum inna allaha xafurun rahim kon ñoom mag ñi ndax xam ñoo xam ne benn wér boobu rek la yàlla dagalam ci biir loolu ci def dañoo mos a gëm ne sariya ak xajjale kenn mënu leen xajjale ci lislaam ndax moom yàlla suñu borom moo wax ne huwa al awwal wal aaxiru wal zaahiru wal baatin wal aaxiru wal zaahiru wal baatin loolu moo war a Sëriñ Tuubaa wax ne fa waajibun alal ibaadi turra jamhuma likay yanaalul birra wasiila ci làkku arab nag moo di lépp loo xam ne da nga koy jëfandikoo mbaa nga sukkandiku ca mbaa nga jaar sa ngir am li ngay wut mbaa yegg fa nga jëm mbaa xam li nga réere mbaa dàq li nga ragal mooy lépp looy dimbandikoo wala looy sukkandikoo ngir sa aajo faju loolu mën naa nekk jumtuwaay wala jëf joo jëf wala xalaat wala ay wax wala jëmmi nit ku baax koo yaakaar ci moom mayu yàlla ak ngërëmam nga jaar ci moom te mu may la looy sàkku wala mu musul la ci loo ragal wala mu baal la say bàkkaar wala mu fajal la say aajo borom xam-xam yi dañu ko def ñetti xaaj yoo xam ne juwoo nañ ci kon jërul guddal ak firi waaye fi juyoo gi nekk moo di tawassul ci jëmmi yonent bi ak lu mel ne barkeelu coom ak ziyaare rawdatum ba ak nit yàlla yi fi la juyoo ndax am na ci ko xam ne